dinañu fexe mu praticable maintenant même bu praticable dinañu jël les risques mu dugg ci dëkk yi ramasser mbalit parce que nit ñi dañ ko soxla beneen bi mooy commune bi dafa yaatu c'est 36 villages progressivement nga mën a demee mooy li wolof Njaay di wax daanu xejul suuf étape par étape dinañu def yi nga xam ne gis nañ ne la fréquence humaine daf ci am solo tey boo xoolee l'axe kilomètre 50 Mbul Kayel di fay jaar ci clando par jour boo ko doon comptabiliser tey boo xoolee l'axe Pout Suun wala l'axe Pout Tuuli Landu la fay jaar ci nit Jakarta wala kuy dox wala charrette axe yooyu dafa am solo moo tax ñu def ko ci programme boo xam ne dinañ ko defaraat ba nga xam ne day praticable en attendant les programmes d'État. waaw kay xarit dem dernière question après man Mbaye tey jii man maa taamu émission bi ma toog déglu parce que man yàgg naa kaas te damay nekk ci biir ñi toujours mais toor bi may jël teg ko ñii te moom dina ko nangu mooy seen wàllu communication parce que gis nga li nga wax fii yépp tey man daanaka danga maa kawate mais nag li ma dal dina dal yu bari yu seetaan émission bi waxuma ne moo nekk wala nekkul wax nga ko ñii dañuy gëm ñii duñu gëm mais ti mooy yow am nga loo xam ne teg nga ko ci taaral bi ci waxtaan bi tey mais problème mu nit ñi mooy wàllu communication maanaam xamaluñu mairie bi dara te yaakaar nañ ne nag lépp lu ñu war a am mairie bi parce que moo leen gën a jege te moom la ñu xam xaw ma nag loolu nu ngeen koy régler mais xam naa ne paloor bii bu yeboo boo jógee fii da ngeen ko dugalaat ci seen kii de waaw Khalil damay sa question bu am solo la gis nga àdduna bi dañ nekk ci àddunay communication te loolu defe naa bu ma sawaree ñëw ci émission bi xam naa ne Paloor TV am na rôle bu am solo bu mu ciy def maintenant mënuñu wax ne toute une institution lépp jaar yoon mënul nekk il faut am yu dox am yu sooxe c'est à travers les difficultés la nit di joyanti ba am résultat et l'évaluation extérieure dafa am solo tey wax naa ba jeexal nga déglu li nga déglu yépp tel que Kant le disait boo duggee ci école déglu li ngay jàng dafa bari gis nga ne ci wàllu communication y a des choses à parfaire loolu dama koy nangu te ñun ñu ngi ci mouvance boobu nan la ñuy def ba nit ñi xam lan la ñuy def parce que nag nit ki bu xamul la ngay def te la lay woowee wala sax du la intégré loolu on va le parfaire inshallah loolu li tax bi ma tegal la ko ndax di lu ma dund li may dégg li ci biir nit ñi man parce que man ci laa ne léegi am na benn boo xam ne dama la koy laaj ba tey bokkoon ci yi ma jaaxal trop jaaxal ñëpp muy fii chaque jour jigéen yi fii la ñuy jóge di dem di dugg oto di dem di dugg xaalis bu dul jeex la di dem nduggi 50 wala Pout wala Kër Moussa est-ce que loolu tey lan la maire mën a def ba dëkk bi fii jigéen yi am marché ba nit ñi am marché waaw loolu maire am na rôle bu mu ci joué mais dafa am fu muy doore gis nga marché dafa mel ni école état daf la ne waneel condition yuy wane ne bëgg nga école mu ñëw tabaxal la mais ñun dëkk yi aussi ñun ñoo war a wane condition yu ñuy tax ne bëgg nañu marché mairie bi ñëw tabax parce que mairie bi infrastructure bi lay tabax mais lay doxal marché ba na nit ñi organiser woo bañ ne place bii mooy marché ñëpp nañu xëy ñëw di jaay seen légume foofu loolu animation locale la tey boo demee ci dëkku séeréer ni nga ko xamee ku ne day toog buntam di jaay la muy jaay wala am na ñoo xam ne tey dañuy préférer bàyyi marché dëkk bi dem dugg oto dem ba 50 jëndi fa loo xam ne indi nañ ko fii beneen phénomène da ngay gis koo xam ne góor lay doon jóge fële ca beneen dëkk mooy yenu ay yaboy wala dugal ko ci oto dugg ci dëkk bi jaay ko maintenant nan la population bi organiser wu ba nga xam ne tey marché bi ñu soxla nii ñu wutal ko site wutal ko fréquence ba pare ne mairie ñun kat lii ñu ngi koy doxal accompagner ñu ci place wala lii ak lii mairie day ñëw par force def
kon processus de départ bi population yi ñooy organiser wu taxawal ko. mais fii am na sax ñoo xam ne noonu la ñuy organiser wu xëy na dafa jaarul yoon. parce que kër goo dugg mën ngaa gis ku xëy lal ci diggi kër gi. di organisation mais ñoom tamit est-ce que laajul ñu sensibiliser wax leen ñoom li la ñu war a def. waa sensibilisation am ku koy def. gis nga dëkk boo dem am na structure de développement bu fa nekk. dëkk boo dem village boo dem comité directeur am na kuréel boo xam ne li ko tax a jóg mooy développement dëkk bi maintenant kuréel boobu moo war a sensibiliser nit ñi ci nan la ñuy fédérer seeni effort pour dem ci loo xam ne soxla askan wi la marché la ñu soxla nañ la ñuy def ba kii ndox la ñu soxla xam nga bu état indee robinet chaque jour dañuy xëy dem ci robinet ba parce que dañ ko soxla couramment mais ni ñu soxlaa marché bu ñu organisé woon ni ñu organisé woo ci robinet bi chaque jour dinañ daje ci marché mais cohésion boobu lan moo koy defar je pense que force locale bi dans le village ñu kii ko doxal ko mooy action de développement yi Mame Maty di wax nan la ñuy def ba ñu bañ a jaxase politique ak développement parce que day soxla foo xam ne tey suñu wàllu développement mooy tax ñun ñëpp ñu ànd summi suñuy mbubb bu fale teg pour indi marché doxal ko toog def étal yi bañ ne mu ngi dox ñu ne mairie kaay tabax yoo ci gis action de développement yoo ci gis rek initiation endogène moo koy démarrer après la cay topp ca dese woon naa benn waaye comme que temps bi jeex. maintenant balaa temps bi jeex man je sais que am na question bu ñu leb sa waay wax na ko sànq et je pense que Ablaye mu ngi ko doon bëgg a junj mooy ambition politique yi foofu laa bëggoon a tëjee li ma ci def ko dernière question dóoraale ko nga yóbbaale ko waaw ayca demal waaw puisque foofu man li ma gisoon mooy il est temps que ñu pousse monsieur le maire mu dem au sommet mais yow ndax da nga wóoluwul sa bopp ci mairie bi wala lan maire ñu yóbbu ko mu dem assemblée nationale ñun soofu lañ ko soxlaa léegi mais yow da nga wóoluwul sa bopp ci mairie bi wala lan waaw question bi ngay laaj nii dama ciy sawaral tontu tey awma benn ambition politique bu dul gunge maire parce que li ma gëm mooy doo gunge nit ba si yàgg nga ne ko féeteel sama ginnaaw ma jiitu la doom du ne bàyyi deeral ma doon la mais bu la ñëwoon waaw non attends maa ngi ñëw ci man loolu laa gëm relancement laay def maintenant tey nit dafa bëgg changement waaye changement nit ñemewu ko ñaari baat la yu jege effectivement oui je sais tey lépp loo gis ci àdduna it dafa am heure contexte heure ak fa muy ñëwee yenn saa yi nag nga ne ñor na te fekk làmb nga mu dëgër erreur d'appréciation boobu saa yoo ko defee rek échec mais donc tey maintenant ambition bi ma am mooy gunge maire ci liggéey bi muy def ci mairie bi parce que tey jalon yi teg nañ ko mais ci waxtaan bi gis ngeen ne lu bari des na lu nu war a liggéey effectivement te loolu expérience bi mu am trajectoire bi mu jaar ñun jàpp nañ ne war nañ ko mën a yeggali ak moom bu ñu nee man nag dafay indi benn laaj maire dafa am équipe bu yaatu bu ne ci ginnaawam man kese nekkuma ca mais da nga cee warul sa bopp non attends waaw du question du question déedéet bu ma fi teewee tey suba keneen dana fi teew ñu laaj ko même kii kon tey maire dafa yore benn équipe pluridisciplinaire boo xam ne tey moom la ñuy gunge maintenant buñ ca tolloo waaw suñu film bi jeex na li ñu jàpp mooy kooku la ñuy gunge di ko jàppale pour mu yéggali liggéey bi nga xam ne tey sumb na ko kon tey li may indi ci question boobu ngeen doon laaj amuñu benn ambition bu dul gunge maire mu yéggali liggéey bi nga xam ne moom la sumb. merci très bien kon defe naa ne loolu leer na mais ñu ngi lay gërëm Ibrahima Ciss vraiment di kontaan trop mais Palor TV aussi di kontaan bu baax a baax ci dalal bi nga xam ne dalal nañ la ko nga nangul ñu ko aussi
aussi humilité bi nga am pour aborder toutes les questions yi nga xam ne laaj nañ la ko bii sax xam nga hésité nañ ci mais ñëwaat nga ci vraiment wax ci loo xam ne macha allah comprendre nañ la bu baax a baax su ko defee dañuy bàyyi gars yi ñun def seen tàggatoo waaye nag doon nañu baax ñu saluer bu baax ñi nga xam ne jot nañ fi woote mais comme mbir mi xat na dañuy bàyyi rek gars yi ñu dugg ci tàggatoo yi comme ni ñu ko daan defee après ñu ñaan ba beneen yoon quoi. waaw jërëjëf Mame Mbaye jërëjëf Ibrahima Ciss bon jàpp nañ ñi doon déglu yëpp am na au moins lu ñu téye effectivement ci émission bu loo xam ne mën nañ ko noter bu ñu doon def benn récapitule rek dañuy wax ni ak lu ñu mënti def urgence yi nga xam ne cité nañ ko na am suivi maanaam bu ñu tegee émission teguñu émission pour écouler seulement 2 heures de temps dañuy teg émission pour que résultat mën a am lañ ci jublu nag mooy point yi nga xam ne sulu nañ ko fii yëpp benn ñu mën tee li nga xam ne moo gën a ñëw ci appel yi mooy CM de proximité boobu nga xam ne Aliou Faye wax na ko sànq dafa nekk urgence boo xam ne mënatuñu toog di xaaraat je pense que il a pris note voilà il a pris note loolu laay wax maanaam na am suivi muy beneen bi ci des mooy problème des étudiants yi nga xam ne suñu frère Ousmane woote na sànq mu souligné ko aussi nekk nañ ay problèmes yoo xam ne ce sont des problèmes majeurs yoo xam ne dafa war a am suivi ci émission bi aussi effectivement yooyu peut-être que dinañ ñëwaat ci beneen domaine andi beneen casquette bu dul casquette animateur d'émission ñëw régler problème yooyu beneen bi aussi mooy problème yi nga xam ne moom la ñuy souligner muy yoon yi nekk ci dëkkaan yi am na projet yu ngeen naal dëgg la mais am na yu ko war a jiitu bu yooyu ñëwul lépp bu yële ñëwee du am sens maanaam du amal sens ñi nga xam ne ñoo dëkk ci dëkk bi beneen bi ci des mooy dama ko bëggoon na andi ci dernier point yi mais temps bee ñu xaw a xoj muy le cas de Kër Madoune benn amoo bu nekk fii ci biir Mbul dañ ko boole ci biir Mbul moo tax ma ne benn amoo bu nekk ci biir Mbul 21e siècle amul courant amul ndox ci seen dëkk ci commune bu Kër Moussa donc mu nekk des choses yoo xam ne à prendre note dinañ ci ñëwaat t'as bien fait peut-être que ci yeneen émission tu as bien fait incha allah c'est des rappels quand même voilà c'est des t'as rappels bien yu fait ñu bëggoon def mais ñuy feeñaat rek suñu mbégte ci émission bi nu mu déroulé macha allah yi fi génn bëri na macha allah ñu am yaakaar na dina am résultat effectivement ci ay waxtu yu néew daal voilà normalement je pense bien kon ñu jox Ibrahima mu def kàddoom déjà waaw jërëjëf Palor TV mën naa ci sax génne benn bàkk boo xam ne kontaan ci émission bi macha allah moo tax ma koy wax muy Palor TV xen wanu xenuy saku wanu xenuy saku wanu te kon tey ñu ngi leen di jaajëfal depuis le directeur ba ci animateur journaliste yi nga xam ne tey ñooy amal émission bi ak techniciens yi nga xam ne ñoo ne ci ginnaaw te di wax ne liggéey bi ngeen def nii liggéey bu am solo la macha allah parce que dana feeñal lu bari lu nëbbu woon macha allah et loolu fi ñu toll ci àdduna dañ ko soxla beneen bi mooy yemu leen ci statut d'animation kese mais da ngeen di dem ba yore statut de rappel ci yenn exigence yoo xam ne tey mairie daf ko war a taxawee ñu nangu ko lool nag loolu moo tax ci njëlbeen ma ne nekk ci keppaaru Momar Ciss daf lay jàngal nga mën a jot ay difficulté di ko càmbar di xool voies et moyens yoo koy solutionné tey képp koo gis rek te mu yàgg ci collectivité locale xam na ne suba ba ngoon jot ay difficulté ngay gérer que ça soit inscrit dans le budget ou non inscrit da nga koy am na yoo xam ne sax du xaar doo am jotu naan xaaral ma topp procédure trésor mais da nga koy régler ponctuellement kon yooyu jafe-jafe dañ koy dund au jour le jour et kon bu ñu gisee antenne bu mel nii bu la ciy fàttali naan la problème sàngam
mu nekk genre suivi bi nga wax léegi loolu dañ koy rafetlu. macha allah. président ma lay yëbbante ci étudiant Bambey. maire nee na nañu wut local. buñ ko amee maire dana ko fay. d'accord. bu dee étudiant UVS yi il faut créer une rencontre parce que je sais que dafay laaj un débat technique ñu xool nan la ñuy dajee ba régler loolu parce que étudiant boo xam ne ci ordinateur lay jàngee ci réseau yu kenn xamul faw nga xalaat situation nan nga koy mettre dans des conditions yi muy mën a jàng correctement ci wàllu yoon yi ñu ngi ci et d'ici peu di nga gis ci wàllu projet yi ñu wax ni yépp aussi ñu ngi ci tey CM bi bu ñuy wax priorisation mooy suñu super priorité j'accepte kenn ne c'est en retard d'accord mais tey barki démb laa wax bi ñu toogee ak Dangote ñu war ñëw nañu yan élément ngeen am prioritaire pour seen prochain financement bi war a dugg maire daf ne CM de proximité bu xeneen kon tey man jàpp naa ne loolu c'est derrière nous man loolu laa jàpp parce que tey planification boobu déjà du échec duñ ne amatul wala def ne déedéet du échec day continuer kon ce qui veut dire c'est acquis kon tey ñu ngi leen di jaajëfal di leen wax ne on est à la service des populations très bien maintenant daanu nag xëjul suuf lenteur mën na am mais xam bi ñu xam maire yéene bi mu am lépp lu mu planifié dana ko doxal quel que soit moyens yi mu am yi mu amul danañ ko jéggaani indi ko pour mën a mettre dans de bonnes conditions population yi nga xam ne moom ñoom la ñuy administrer donc maa ngi gërëm population Kër Moussa yëpp à travers 36 villages yi di gërëm waa Mbul di gërëm waa ñetti zeng ba nga xam ne fa laa bàyyeekoo ak di gërëm ñi nga xam ne woote nañ ci télé bi pour def seen question wala seen contribution et sànniwuñu dara on a bien noté et c'est sûr que dinañ ko suivre pas à pas ba mën a régler préoccupation yi nga xam ne wax nañ ko fi jërëjëf voilà jërëjëf maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp jërëjëf Khalil kon nga def sa waaw léegi dañuy tàggoo rek di gërëm suñu invité bi vraiment ci maanaam dal gi ak bon yar gi argument yi vraiment kontaan nañ trop mais nag lii moom warul géej même bu ñu toogee diir sax woowuñu la sax yow yaa war a yëngal parce que nit ñi dana war a xam te yow buntu nga boo xam ne nit ñi bu ñu jaaree ci yow mën nañoo xam lu bari loo xam ne nit ñi maanaam ñàkk xam rek moo leen sonal ñàkk xam moo leen sonal te dama gis ne du ci ñoom parce que nii fii bindoolu ak dëkkin bi foo mu demee noonu lu mel ni am ñu mun a dajaloo xam nga di gëstu di laajte lii lan la ngeen c'est normal c'est normal nit ñi xam quoi c'est normal loolu rek bu amee rek moom nice parce que nit ñi ñu ngi rek la seen code sans dara xew léegi nag li ñu war a am te mu réer leen bu ñu leen wanee ban yoon la ñuy jaar ba jot ko rek yaakaar naa jàmm lay doon kon yàlla nañu yàlla defal jàmm encore kontaan nañ trop ci yow vraiment ñu ngi ñaan yàlla sa yoon yàlla xàllal la ko yaa xam li nga bëgg yàlla kon jërëjëf Khalil jërë ngeen jëf mbokk yi ñu doon seetaan fii ci Palor TV wax dëgg yàlla ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di kontaan lool ci suñu invité bi di Ibrahima Ciss waaye di ko yóbbante nuyoo ci monsieur le maire Momar Ciss di ko wax ne ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ñaanal jàmm ak njabootam di nuyu waa Tougani yëpp nag nga xam ne moom fa la dëkk di nuyu chef de village Ablaye Faye di nuyu sama goro yooyu fa nekk muy Ibrahima Faye ñoom Cheikh Faye Seynabou Faye ñoo ngi leen di nuyu Laman Faye ñoo ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu sama doom Laman ñu ngi koy nuyu bu baax a baax Laman Ndiaye di nuyu daal Mama Ndiaye sama doom yooyu fa nekk yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen wan ne wax dëgg yàlla kontaan nañ ci yéen monsieur le maire ñoo ngi lay nuyu bu baax a baax ci turu Ibrahima Ciss mi nga xam ne moo la teewal fii tey wax dëgg yàlla def émission bu mucc ayib di sant bu baax di gërëm monsieur le directeur El Hadji Diouf ñoo ngi lay sant bu baax di la ñaanal bu baax a baax ñaan yi la gars yi di ñaanal yépp yàlla na la dal macha allah mais Moussa suñu doom ñu ngi lay nuyu bu baax di la sargal ci liggéey bu rafet bi vraiment lam na solo Ablaye Gueye vraiment tey moom tu es le grand journaliste vraiment tu as bien évoqué les questions suñu invité bi répondre ko aussi vraiment très nice Khalil le chroniqueur ñu ngi lay le créateur de Outoumam celui le créateur de ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu Nen Seck vraiment suñu doom la yëpp waa kër ga di nuyu Mar Diouf waroon na woote mais xam naa ne temps bee xat
vraiment di nuyu Issa Pa Daaw moom it ku ñu war a nuyu la mais du nuyu waa Xoddoba yëpp tout l'ensemble la bàyyiwuñu kenn vraiment di leen sant di leen gërëm di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. yarne yan xamuli la fi jag tax yéen yihuluy papa yéen yaay tamit yete yéen yihuluy nega kika heliwo iba lona koy zile helde cosani kivilona yayta mbamba akuni fo lo muta jakarta kal zokoñ abin serena jakana fuka yewo hamana bo bosna bozo yen zayta dakar nan yen badul pazo yen iris cosani yen ay bozo bozo